Yeah! Put them in your mouth, put your buff gang me el day, said don't day, buna on the track, on the back, on the laugh, on the put your man, put them in your mouth, boy, keng. Gars yi damay dugg si ñaari affaire Yakin Samba Peuzzi mais damay dugg première partie Yakin man dama gis ne il fait une innovation dans le rap game, dans le rap galsen, mais je trouve que cette innovation est incomprise. Maanaam mi ngi def benn innovation mais gars yi comprendre ñu ko, mais si kanam dinañ sip, mais dinaa si ñëw parce que moom si sound bi sax mi ngi siy wax si Mafia 2 bi. Mais lenn laa leen bëggoon wax gars yi moo xam ne gars yi nee na comprendre ñu ko. Mafia bi si man boo koy seetaan mi ngi mel ni tey ngay seetaan série film, mais série bi muy am suite yoo xam ne day cabax si 1 si 2 bi ba si mooy Mafia intro bi premier bi mooy intro bi avant 1 bi lu nekk am na ay bagage quoi. Mais loolu balaa ñu siy dugg Black Lion Technology même sama générique ma paccaxal la bit bi ma ñu ma xal la ko ñu faj-fajee ko. Let's go to the beat. Oji nigga sama siri ma nigga sama siri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga Oji nigga sama siri ma nigga Oji nigga sama siri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga mooy ñu ko commencé dafa am loo xam ne gars yi bàyyiwuñu si xel quoi. mooy lan la ñu bàyyiwul xel avant may dugg si baar yi, parce que baar yi tamit am na ay affaire, mais damay ñëkk dugg si idée générale. Tey moom chronique différent idée générale affaire bi ndax man damay faral di dégloonte gars yi di xool ñoom lu ñu si xalaat quoi. Mais j'ai pas donné mon avis. Mooy gars yi si Clubhouse ak fu nekk li ñu wax mooy que Mafia 1 bi ak 2 bi dafa nuroowul de beat yi c'est complètement différent. lenn moo am loo xam gars yi bàyyiwuñu ko xel. xaaral ma may leen ñaari image ñaari son ngeen déglu Mafia 1 bi ak fin wu Mafia 1 bi ma doog a ñëw. indi giri ay saf su ki giri ay seen gém te ku yëngu rek dee am na unu mental yéen sa idée ya jeex dañuy génn ndax su jógi day fee ni nga dañu ñëw tas sa cheveux wu gel tas su nga tëgg ok boo leen gisee loolu première vidéo bu ma leen tegal loolu mooy Mafia 1 bi lu si daw exactement. léegi nag beneen vidéo bi ngeen gis deuxième bi mooy si fin wu Mafia 1 bi maanaam fin wu Mafia 1 bi Yakin daf leen defaral annonce su Mafia 2 bi si même kii bi. mais affaire bi dafa am benn suite logique bi mooy que Mafia 1 bi dafa am lu si xew léegi si Mafia 2 bi loolu dañ koy résoudre c'est un énigme. léegi Mafia 3 bi day ñëw moo tax ma ne bit yi nuroo ñu déjà loolu gars yi dafa am benn inattention bu ñu def si projet booy bi moo tax loolu rëcc leen. léegi loolu rëcc leen ñu bëri dinañ ma ne peut-être Authentic Zest génnee na fi Saltel 1 Saltel 2 mais différence bi mooy que bii dafa am suite logique lu nekk. Saltel bi gisoon na ay clash waa Briptil la woon bu Authentic, mais fii dafa am ay différence yu bëri gars yi ndax bàyyi ngeen sa xel bu ñu jógee si affaire bit bi jógee si kii bi mooy lu ma leen doon wax Mafia bu nekk dafa am suite. je sais pas ndax bàyyi ngeen si xel am na benn partie si Mafia 2 bi ñu ngi gis benn image boo xam dafa am ñaari nit yu nekkoon si ordinateur ak ay photo, mais soo leen bàyyi xel bu baax si photo yi mooy yi ngeen di gis nii image yi nii may teg nii ak vidéo yi si côté yi di ngeen si bàyyi xel mooy que Mafia 2 bi image yu enquête bii ngeen di gis image yu Mafia 1 bi photo yi image yu Mafia 1 la mooy fin bi mooy fu ma leen doon wax ni day annoncé Mafia 2 boo leen gisee mooy vidéo bii ngeen di gis dafa demoon braqué ci benn boutique jël xaalis. te boo leen xoolee bu mu jëlee xaalis bi Mafia 2 bi nan la commencé dañ ko si benn gàlle Yakin ubbi bu mag ay booyam di noos di xàppeg undu gengang bi fin bi police ñëw jël si ko. kon déjà am na benn suite logique. léegi man suite boobu ça me fait penser léegi kon Mafia 3 bi nan la nar a demee ni Yakin prison lay nekk wala du nekk prison foofu la clip bi prison lay dawee maanaam wala du dawee prison. parce que y a un message derrière tamit y a un message derrière te balaa may ñëw si message derrière parce que mi ngi wan gars yi que Bandi nekkul si solo quoi. Bandi nekkul si solo il est temps moom mu confirmer lu mu doon parce que mi ngi koy wax waxtu tekki moo jot mi ngi naan tamit solo ma chaîne ak montre or
waxtu tekki moo jot maanaam soxlawul lépp si mentalité bu mu bëgg yóbbu gars yi mooy que lépp si bopp bi la. am na benn partie mi ngi naan yàlla def na màgg naa ba génn si mbedd mais mbedd génnul si man yéen a ngi gis lépp si mental moom moom booyu rue la woon c'est un boy de la rue un boy de la hës un boy de la yëngal mais léegi màgg na pourtant changé na mais boo xoolee doxinam di nga xam ne from the hood maanaam il vient de la rue ah moo tax da nga koy xool loolu si jëmbam si nu muy doxee si nu muy waxee soxlawul takk chaîne or montre xaalis yëngal pour nga xam ne kii si rue bi la nekk. moo tax mu ne damay ñëw changer système bi rappeurs yi def tekk nee na day ñëw changer système bi te man ni ma gisee mafia bi gis mafia bi nu muy demee je me dis peut-être tey booy bi il peut apporter une nouveauté ah parce que lii innovation la pour man c'est du jamais vu c'est un truc à saluer surtout si nouvelle génération bu mu si bokk. ça montre qu'il travaille te je pense que lii liggéey na si ay années du loo xam ne dafa ñëw rek paj-paceexoo facax-facaxee ko mu jeex quoi waaw moo tax léegi dañuy delluwaat tuuti en arrière moo tax léegi moo boo leen waxee mbedd def na ma kii yàlla def na ma génn si mbedd mais mbedd génnul si man sax fra boobu dafa nice boo xoolee tamit si mafia bi mooy spot mafia bi mooy intro bi bu mu doon annoncé mafia bi da ngeen di gis Yakin mi ngi woon si mbedd bi di dice nekk ak boy yi mooy image yi ngeen di gis nii mi ngi si biir foofu di dice maanaam il montre que il vient vraiment de la rue ba mu naan boy yu amul montre nee nañ ma il est temps pour mu tekki si quoi moo tax tamit si biir mafia spot bi mi ngi naan noonu xaritu tey mun na doon noonu suba te boo xoolee si mafia 2 bi mi ngi dellu si affaire boobu tamit bu na doon nit nee na ma doon nit mi ngi dellu si affaire bi naan ñàkk naa ay xarit yokk ay noonu c'est le prix à payer pour mun a coob mi ngi won gars yi tamit que liggéey rek mooy fay quoi parce que mi ngi leen di naan seen bal yi bëri mënuñu def dara ndeysaan wesh amuñu xëy mënuñu tere génn yaay gis leneen ma buna nekkoo fi quoi nekkoo fi après mi ngi prévenir gars yi mi ngi leen di wax ni tamit que moom du numéro 2 wu kenn mi ngi koy wax si fin bi maanaam tey Yakin du topp si ginnaaw kenn bul xalaat signé ko muy nekk ay numéro 2 wala kii moom sax da dul dem je crois. léegi nag fu may tëjee si Yakin balaa may dugg si Samba Peuzzi mooy damay génnee benn punchline boo xam ne neex na ma benn baar boo xam ne neex na ma ba pare di wan tamit foo xam ne Yakin mi ngi wan si kii bi que si mafia 2 bi que gars yi si bëgguñu mooy bu mu naan booy ñi ngi naan waamee booy nu mu demee après ñu ngi ne aayee kon nii la demee maanaam instant ñu bëri si bëgguñu fu muy dem mais si kanam la ñuy comprendre. après loolu on verra par la suite léegi pour yéen Mafia 3 bi nan lay mel je vous le demande mais man punchline bu ma si gën a neex mi ngi naan sama maam nee na amul kenn ku may stop lu may jaay du ay cuus te day dox dem punchline boobu daf may rey mais tamit am na benn phrase boo xam ne bëgg naa tamit ngeen leeral ma quoi ndax loolu pic la wala du pic gars yi loolu je vous le laisse parce que mi ngi naan bokkuñu fu ñu dëkk genre phrase boobu dëkkoo fu ma dëkk na hip hop yaa ngi seetaan manga ñan ñoo ko bokk ñan ñooy seetaankatu manga yi ñu dugg sax bu ñu duggee si Yakin après ngeen wax ma loo leen si xalaat voilà si kii bi parce que tey j'ai voulu faire différemment wala may ñëw di dugg si texte bi rek je trouve que tey texte bi am na message mais image bi tamit ça parle quoi entre mafia yi nu ma ko expliquer sax man dafa tuuti si man quoi parce que je sais que ça mérite plus que nu ma ko expliquer tey il faut que tey peut-être ñu ma ëpp doole wax si quoi mais léegi damay dugg si Samba Peuzzi vite fait brièvement bien fait Samba Peuzzi man franchement pour dire vrai j'ai aimé son truc rien à dire facaxuna zayket dañuy dul mais tey lu nekk di nga ko dégg quoi parce que am na ñu ne son bi neex na ñii ne neexul mais man je trouve que à mon goût personnellement je trouve que c'est bien neex na y a quelque chose et je trouve que sax bii mënuñu ko reprocher ne mbalax lay def mënuñu ko reprocher ne mbalax lay def parce que bii man je vois plus benn style Lil Baby mais à la façon Samba Peuzzi parce que beat bi mu ngi dal affaire bi franchement refrain bi neex na
nee na ma bari la ma xam naa day fen refrain bi neex na image yi franchement c'est beau ça se voit le gars à chaque fois il évolue il donne de la qualité il nous paccax dans un environnement vraiment paccaxable mais tey jii nag lenn am na est-ce que structuration bi ak fond bi lu bëri ñu bëri noonu lañ ko doon xaaree est-ce que ñu bëri ñoom tey ils sont fiers de leurs tey est-ce que tey ils sont restés sur leur faim ou pas parce que am na tamit du ma leen ko nëbb am na ñoo xam ne ñoom genre ils attendaient plus de ça plus de Sénégal Deluxe mais man moom personnellement ça me suffit après yéen ça vous suffit ou ça vous suffit pas yéen pour yéen son bi dal na wala dalul loolu may la ma ko commentaire ñu fa taxee ko let's go to the beach man gars yi bang bang ku leen fàtte def lu leen neex.